péage Dakar Diamniadio ñaareelu pàcc bi ngoon kon lañu ko fas yéene ubbil askan wi njiitu réew mi di ki ko fas yéene inauguré audit bi ci fonction publique bi ñañu jàpp ni ña ngay fayu ñaari yoon tàmbali nañoo dog seeni cold loola nu ñu ko mën a jàngatee ci wàllug yoon maître Baba Diop dina ko leeral ci kanam tuuti askan wi ñoom la ñu ca gis moo di lii lépp yaafu suk nguur gi moom moo jur kon bi situation gannaaw siiwalu ko résultat provisoire yi ca Mali ni boo moytul deuxième tour du am ndax IBK jiitoo na lu bari ñooñu Soumaïla Cissé ak ñañu àndal kon ñoom ña nga yuuxu ak càcc ni danañu saisir cour conseil constitutionnel wàllu tàggat yaram jeunesse siiwal na listub gaynde yu ñu woo ci jongante bi ñu seq ak Zambie fukki fan ak ñeent ci weeru août kon lañu ko jàpp juróom ñu kenn mësta woo dikk nañu kon ci tanière bi ñu demoon dellu si toll nañu ci ñett yéenekaay yi Fatima Ba dana ko faram-fàccee ci njeextal di nis tuut ñu yaatal lépp. mbokk yi ñu leen di gërëm di leen sant di rafetlu kon ànd bi ak télévision Futurs Médias autoroute à péage bi lañ koy dooree ni ñu leen ko wax gannaaw pàcc bu njëkk ba ñu ubbi woon ñaareelu pàcc bi ngoon kon danañu ko ubbi askan wi nga xamante ni moom moo di kon njiitu réew mi Macky Sall moom moo fas yéene inauguré boobee événement dinañu ci dellu si kon ci suñu yeneeni xibaar ministre bi ñu dénk fonction publique def déclaration nee na xamagul kenn kon ci liste ñi ñu tuumal ci mbirum audit yooyu ñu fi doon def ci wàllu fonction publique ñi am ñaari xëy ak ñi fayeeku ñaari yoon kii di Mansour Sy ñu dénk ko kon wàllug finance ni moom daan tàmbali rek suspendre Mansour Sy kon wàllu fonction publique ni tàmbali na di suspendre li nga xamante ni moom moo de ñoo yor kon ñaari solde yi ci wàllu woowu nag am na yeneen mesures it yu leen ci war a mën a fekk xool fay gi nu muy tëddee dañu koy teewlu ci micro Aminata Mbaye Fall kii di Petit Abdou Ndoye moo féete ci caméra bi. ministère de la fonction publique joxewul turu kenn waxul turu kenn waxul lu kenn yore fii ñu toll nii ci liggéey bi ku joxe turu nit wala ngay yàq deru nit wala ngay joxe deru leneen loolu sa responsabilité bopp la. rapport bi ñu jot mu jógee ci commission nationale de contentieux amul tur boo xam ne bii bind nañ ko ci di ko joxe kon nag ku joxe tur wala nga wax nit yaa ko defal sa bopp sa responsabilité bopp la sa diggante la ak ki nga wax te ki nga wax bu jàppee ne dañ koo sosal ci seen diggante la yéen ñaar mais ñun fonction publique suñu yoon newu ci fi ñu toll nii mooy ñi nga xam ne audit bi jàpp nañ ne fay nañ leen ñi ngi jël loo xam ne waruñu ko woon a jël ci ñu xayma leen ñu toll ci 2378 dañuy suspendre seen salaire seen payoor dañuy bind pour ñu arrêter ko léegi nag fokk ñu seet ñaata temps la ñu jël xaalis boobu pour mën a xayma lu ñu yoreel état bi loolu nag dañ koy def ak ministère yi nga xam ne foofu lañ doon liggéeyee wala structure wala institution yi nga xam ne foofu la ñu neewoon. ci wàllu ay ñuy fay ñaari yoon ak yu ni mel lañu tuddoon ci professeur Amsatou Sow Sidibé mu xëy seq janoo kon ak waaye taskatu xibaar yi doon leeral rek mbir moomu ni kon dara amu ci cumul salaire yooyu ak fonction yenn xëy yi ci fonction publique kii di avocat maître Baba Diop indi na ci leeral ci yenn hypothèse la ñu mën a waxee cas de figure yooyu dañu koy teewlu ak Maimouna Ndiaye. ci ñu lay fay loo xam ne waruñu la koo fay ndax la nga nekkoon nekkatoo ko loolu ñaari mbir la moo ci mën a am moom mu ne xamu ko woon ndax loolu aussi mën na ko wax te demeewul noonu ça dépend mais bu fekkee effectivement xamu ko woon loolu boobu nañu jàpp ne administration bi kat def na foofu njuumte bu rëy. ñu koy tuddee. loolu ci yoon ñun dañu koy tuddee enrichissement sans cause maanaam daal yaa ngi jot xaalis boo xamante ne nii yow amoo ci woon sañ-sañ yoon mayu la ci woon ay sañ-sañ pour nga jot. waaw loolu nag bu amee ñu jàpp ne enrichissement sans cause dong la te yow xamuloo ko woon parce que boo ko xamee beneen affaire lay doon parce que boo ko xamee loolu am na nu ñu koy soytoo ba ñu mën la cee tëj kaso ndax dafay niroog njublang escroquerie. boo ko xamul nag dañuy jàpp ne rek xëy na administration bi juum na waaye nag yow it la nga yor moomuloo ko na nga ko delloo loolu la ñuy wax enrichissement sans cause
boo ci dalee da ngay daal di répéter somme yi ñu naan répétition de l'indu donc dellool xaalis. ci wàllu woowu kon askan wi yëkkati nañu ci seen kaddu ay agent fictif ak yu ni mel ñoom nañu ko gisee loolu lépp administration bi la ñu ko daal di buuxaat nee nañ ko nag yaafusam moom mooy indi bi situation ñu sàkku nag ci ña juum teguwul ci yoon ñu topp leen yi kaddu la ñu fi yëkkati. yore ñaari salaire kay mënu ko teg fenn ndax xaalis bi ñuy jël foofu état bi suñu xaalis lay gérer. lépp lu fay nekk ci contribuable bi lay jóge maanaam ci taxe yeex impôt yeex yooyu donc kenn waru ko lekk. bu fekkee ne ñaari salaire rek nit mu am ñaari salaire. am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey bàyyi nañ di liggéey en même temps di percevoir seen salaire am na ñoo xam ne aussi dañuy percevoir ay salaire yoo xam ne ñaar ba ñett donc dafa nekk loo xam ne dama ko condamné vraiment nekk lu jaadu. buñ demee bay fayeeku ñaari salaire am ñu nekk fii néew di doole amuñu luñ lekk amuñu luñ naan. ñu dimbalee ko ñeneen ñi daal moo gën. dama jàpp ne gorodi la xam nga ma la gorodi la Sénégal bari na fi ñoo xamante ni buñ añee duñ reer duñ ndekki mooy yow nga tegale ñaari salaire di ko fayoo ko def ko sa poche def ko sa compte di ko lekk yooyu ci xeetu gorodi la bokk. nañu reconnaître tamit ne état bi ci boppam war nañu góorgóorlu ba nga xam ne lu mel noonu dootu leen daal bu ëllëgee. bu fekkee ne jàpp nañ leen benn salaire bi dañ ko war a rembourser. état bi war na jël ay mesures yoo xam ne yu ferme lay doon pour loolu moom mu dañ ko waa Sénégal. et puis boo amee benn yamal sa benn boobu nga am. keneen ki am ñaar nga bàyyi ko ñaaram mais yow amoo benn ba pare bëgg a xëcc ñaar yoo xamante ni moomoo ko boo ko lekkee léegi nga xamante ni toog na amul lu mu lekk yow nga lekk bàyyi ko moom mu toog yow wax ci dunduk askan wi ak njëguk meew mi les végétales bi kon dañu leen a wàññiku waaye wàññiku googu ndakaaru kot la concerné ñi ngi ko xam ne nag ci réunion conseil national consommation jagle leen ko njëguk meew moomu directeur du commerce intérieur xam le ni lii di lait animal bokkul kon ci li war a wàññeeku reportage Aminata Mbare Sow Watanaar Ba. wàññite daal di am ci lii di meew mi waaye nag meew mi nga xam ni jógewul ci njur mi moom la ñu wàññi prime loolu nag dañ ko jëfee fii ak fan. pour lait bi ñu tuddee lait en vrac muy 25 kilos bi prix bi léegi au niveau du détail ce sera 2750 francs mooy juróomi téeméer ak juróom fukk. kooku nag suñ ko jaayee suñu amee prix boobu dinañu jural benn bés juróom fukk ci produit bi parce que ñu ko doon jaayee 3000 francs juróom benn téeméer suñu jëlee sachet bi jar 500 grammes aujourd'hui le prix bi nga xam ne moom la ñu retenir mooy 1400 francs te mi ngi jar 1500 francs kon am nañ ci foofu tamit ñaar fukk loo xam ni wàññeeku na si suñu jëlee 25 grammes mooy sachet yu ndaw yi ñu ngi jàpp fukki dërëm ak juróom-ñaar alors que ñu ngi koy jaayee 100 francs kon ñett dërëm wàññeeku nañ ci sachet yooyu. bu ñu sukkandikoo ci kii di directeur du commerce intérieur meew mi nga xam ni moo jógee ci njur mi mënaguñ ko wàññi ndaxte prix yi du ci ñoom la dépendre. ci lait bi nga xam ni nag moom la prix bi wàññeeku mooy lait végétal bi ñu tuddee lait végétal ndax li waral ñu liggéey ci lait boobu mooy que lait boobu mën naa ni téeméeri sénégalais yoo jël juróom-ñett fukki yi moom la ñuy consommer. te beneen lait animal bi li tax jublooguñu ci mooy que ñi koy consommer bariwul te it prix au niveau du marché international mënagul a permettre ñu am wàññeeku. ki fa teewaloon consommateurs yi rafetlu dogal bi waaye mu ngi ñaax nguur gi ñu jël ay matuwaay ngir prix yooyu le ñu mën leen appliquer ci marché bi. ñu fexe ba ni mu mel ci suukar si ak ceeb bi mel noonu maanaam ni nit ñi taxaw woon nguur gi taxawoo ko ñëpp taxawoo ko ci wax ak xalaat ak même ay daan ñu taxawee ko ba nga xam ni li ñu décider tey danañ ko mën a doxal boo xam ni consommateur bi dana ci gis boppam. fi mu toll nii nag prix yu bees yi ñu jagleel yenn ci meew yi ñuy jëfandikoo ndakaaru gi rek la concerné yeneen région yi fii ak kanam la ñu wax. ñu wax ci Codestria am nañ kon lu toll ci ñeent fukki at di fexe ba li di gëstu jëm kanam rawatina ngir développement Afrique loola kon bokk na ca la leen tax a jóg ci bis bi nag ñu am kon thème boo xamante ni daal jël nañ ko ngir waxtaanee ko lépp ci lu jëmale réew yi kanam. Ibrahima Camara moo ñu koy nettali ànd ci ak Pape Demba Cissokho ak kii di Mohamed Dieng.
kuréel bi taxawu saytu ak gëstu doxalinu réew Afrique yi di CODESRIA dajale woon nañu ay kàngam yi sam xam-xam màcc ci wàllu wi ndaje boobu dëpp woon it ak ñeent fukki at yi CODESRIA am ci ren. 40 ans de beaucoup de travail et de recherche et de réflexion sur. daanaka def nañ ñeent fukki at yoo xam ne ñu ngi doon liggéey di xalaat di gëstu jëm ci lépp lu jëm ci wàllum koom-koom ak li nga xam ne moom mooy yorin gu sell nemmeeku gi nag moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xam-xam yi nekk fii ci Afrique ñoom tamit jotoon nañu dugal seen loxo ci li nu mel ba daal biñ paree ci liggéey bi dañoo daal di jël lépp daal di koy jébbal nguur yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Afrique. et des décideurs à plusieurs niveaux de la société. gëstukat yi saytu woon nañu rëq-rëq yi démocratie réew Afrique yi di jànkonteel boddi wante xeet ak waaso yi bokk na itam bu baax ci waxtaan wi. La différence elle est inévitable. wuute doon na lu mënul ñàkk te it fépp la am même ba ci biir kër yi sax mën nañ koo jëriñoo mu indil ñu jàmm comme mën nañ ko jëriñoo mu indil ñu jëye. Malheureusement c'est souvent utilisé négativement. jëye bay woy sa bët gànnaaru Mali ak tànnum njiitu réew ba am ci réew moomee jamono ji bokkoon na ci waxtaan wi. Il y a eu 27 candidats. fii ci réewum Mali daanaka lu tollook ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay candidats ñoom ñoo doon jongante ci lépp lu jëm ci wàllum élection yooyu waaye liñ ci seetlu moom mooy kenn ci ñoom waxul ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum jàmm. Mais est-ce qu'on peut avoir la sécurité sans paix? ngir saafara jafe-jafe jamonoy tey di mondialisation ak jox gëdd bi war réewu Afrique yi CODESRIA gis ne faw ñu jëm ci panafricanisme muy boole doole réewu Afrique yi. wax ci mbirum digue de protection maanaam fexe ba ndox mi du nangu gox bi di Thiawlène ca Tëngéej ca kuréel gi di Union monétaire ouest africaine moo ci dugal ay kopparam téeméer yooyu ca jël juróom fukki ak ñett moom kon moo ko joxe bu weesoo loolu xam ne nañu ne am nañ programme bu am solo ngir réew ya ñu ëmb xeex kon wàllu code yooyu daal aar leen loola bokk na ca la leen tax a jóg ki ko xam le njiitam président bi Hadjibou Soumaré ci inauguration ouvrage booba ñu jagleel quartier Thiawlène ay kàddoom Ousseynou Thiam moo ko taataanandi ci Bira Diagne. état wareefam mooy lépp lu nga xam ne soxal na population yi mu jóg ci. moo taxoon gouvernement Sénégal sollicité UEMOA pour ñu réaliser bu na defar digue bi ñun dafa am programme bu mag bu ñu am boo xam ne sunu dëkk yu bari ñun juróom-ñetti dëkk lañu juróom-ñetti pays lañu dëkk yu ci bari dañu nekk face à la mer. te ñoom ñëpp dañuy am ay problème érosion marine moo taxoon ñun ñu def benn programme bu mag bi nga xamee ne Sénégal sollicité nañu pour que ñu mën a def li ci la ñu ñun joxe suñu accord pour financer plus de 53% du projet bi nag tey dafay wane ne pays UEMOA yi li leen jógal mooy solidarité le principe de la solidarité parce que mooy principe fondateur ci sunu union ñaareel bi mooy aussi pas-pasu gouvernement yi pour def li nga xam ne moo soxal population yi te lii xam nga ne lu gënoon a ñor population yi fii la woon daan naa jaar fii di xool gis mag ñi toog ci penc mi ndox mi di egsi ba fii loolu yëpp dafa firndeel ne ñun ñëpp dañu war a liggéey pour que population yi mun a bénéficier wu ci li ñuy def gis seen bopp ci li ñuy def. ñu dem Mali Ibrahima Boubacar Keïta mel ni ma nga ca yoon ngir doon njiital réew ma ña ko xamle administration territoriale bi yor wàllu élection ñoom ñoo ko siiwal gannaaw résultat yu jëkk yooyu résultat provisoire yi kon ca la ñu ko xamle ñu ni nag tendance bi bu ñu ca wàccul benn yoon boo moytuwul lii di deuxième tour sax boo moytuwul du fa am kon Moussa Sonko Coulibaly daal dina cay waxtaan ak Ibrahima Kane ci leeral ñu ànd ci moom ci résultat provisoire yooyu. Comme vous-même vous l'avez constaté, le taux de participation a été exceptionnel pour cette élection. kon ni ngeen ko gisee ñi nga xamante ni ñoo wote ci élection yi takku na loolu fi mu toll nii mën nañ jàpp ni bu dee ci réew mi rek la téeméer boo jël juróom fukk ak ñett ak lu topp ñoo voté. boo demee ci capitale bi nag téeméer boo jël juróom benn fukk ñoo ci voté ci kanam tuuti dinañ ci gën a indi ay leeral maliens yi nga xamante ni nag ñoom ñoo nekk bitim réew seen voté taxu ko takku noonu ndax téeméer boo jël fukk rek ñoo ci voté ñu ngi ci benn ci ñetti ponk dépouillement yi yaakaar na ni nag fii ak tey wala suba résultat yi dinañ yemb fi mu ne nii daal li ñu ci mën a jàpp mooy candidat bi di Ibrahima Boubacar Keïta moo rawagum te bu dee changement amul ci diggante bi mën nañu jàpp ni daal deuxième tour du am. Pas de deuxième tour à l'élection présidentielle du 28 juillet.
loolu nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci Union pour la République et la démocratie bu Soumaïla Cissé bëgguñu ko dégg mbir mi sax ñoom daal ak càcc lañu ko mujj jàppe hold-up électoral te ne nañ danañ ci saisir cour constitutionnelle Madou Diallo moom moo jiite kon kuréel ga fa ëmb seeni ndaw Ibrahima Kane waxtaan na ci ak moom. Sur la liste électorale, nous avons à peu près ci liste électorale yi li ci bindu toll na ci juróom-benn million ak juróom-ñetti téeméeri junni doomu aadama ab candidat nag pour mu jàll premier tour faw mu am téeméer bu nekk juróom fukk ya ak ñett loolu nag mi ngi toll ci 1 million ak juróom-ñetti téeméeri junni ak juróom-ñeent ci xob kon daal ñi fi génn ay résultats jàpp ni boo sàgganul deuxième tour de am ci caaxaan la nekk. ñun nag li ñu yitteel mooy waajal deuxième tour bi jàpp ni mënut a ñàkk ci élection présidentielle fii ci Mali. sur les second tours de l'élection présidentielle. tàggat yaram niñ koy dooree liste joueurs yi nga xamante ni convoqué nañu leen ci jongante xarito match amical international bu Sénégal war a séq ak Zambie fukki fan ak ñeent la ñu ko jàpp ci weeru août fële kon ca Paris lay amee ñii kon la ñu ca woo Bouna Koundoul Cheikh Ndiaye Issa Ndoye Lamine Gassama Issa Sissoko Lamine Sané it woo nañ ko Cheikhou Kouyaté Serigne Modou Kara Mbodj Papi Djilo Bodji Cheikh Mbeng Pam Ndiaye Soirée kii di kon Mohamed Diamé Idrissa Gana Gueye Salif Sané Pape Kouli Diop Stéphane Badji Alfred Ndiaye bokk na ci ñu ñu woo Sadio Mané Moussa Sow Dame Ndoye it woo nañ ko Mame Biram Diouf woo nañ ko moom it Modou Sougou naka noonu Mbaye Niang ñu woo ko Ibrahima Balde it woo nañ ko ak kii di Henri Saivet bu ñu ko xoolee daal ba xayma ko mu mel ni kon ci bi liste Jires siiwal juróom ñoo xamante ni mësuñoo ñëw ci équipe bi kon danañu ñëw mu di kon Mbaye Niang Henri Saivet Issa Sissoko ak Alfred Ndiaye bokk na kon ci ñi ñu woo ci wàllu woowu am na it ñett ñoo xamante ni mësoon nañoo ñëw bi yoon ñu woowaat leen ñu bokk ci kon Issa Ndoye Cheikhou Kouyaté waaye it nga xamante ni moom moo di kon Ibrahima Balde nañu ci dellusiwaat ak yeneen information ci 19h 20h bi nga wax kon ci wàllu football waaye ca terrain ba fu demee ni stade Léopold Sédar Senghor ak opération déguerpissement boo xamante ni bëgg nañu ko fa def fexe daal ba mu dëppoo ak norme yi ci àdduna na ko FIFA recommandé liggéey boobu fas nañ ko yéene sumb ña nekkoon ca béréb ya nag ci loo xamante ni du yoon ñoom ña ngay ñaan ñu may leen ab diira Cheikh Tidiane Diaw reportage. élément bi ñu may xam la ni kon teewul wàllu kon yéenekaay yi ci la ñuy daal di dikk léegi Fatima Ba la ñu ci àndal moom it yegg seegul mbokk yi kon ñu yemale ko fii incha allah 19h 20h rédaction bi dana dellusiwaat ci yeneen i xibaar di leen jaajëfal ci ànd bi ak télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf.